ci RFM. jërë ngeen jëf mbokk yi alxames la ñu nekk tey ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2019 yéen a ngi déglu rajo Futur Média ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. Mamadou Amar Ndione. Omar Gueye ma nga ca Tambacounda kër Binta Camara mi ñu faatoon ayubés bi passé ministre bi doon jaal ci turu gouvernement bi ñaawlu na bu baax a baax li nga xam ne xew na foofu li Thione Seck bàyyi nañu ko ni ki tey erreur la ñu def bu ñu koy jàpp ndax avocat am teewul woon tribunal correctionnel bu Ndakaaru niinal na topp gi ñu doon topp moom waykat boobule ci mbirum faux billets yi diggante ñaari téeméer ak ñeenti téeméeri jigéen ñooy am fistule obstétricale di feebar bu métti boobule fii ci Sénégal at mu nekk mu métti lool gouvernement bi tax ñu daal di taxawal ab makkaan boo xam ne dañ leen di jàppale ci mbirum paj mi ak toppatoo gi fii ci réew mi dëwliñ dana am bu doy ci korite gi ak tabaski bi directeur général bu Sonacos moo ko xamle Modou Diagne Fada ma nga woon ni ki tey ci suba ca Hann Bel-Air ci société boobule ngir nemmeeku liggéey bañ fay def coupe du monde U20 maanaam joueurs yi nga xamante ne amaguñu ñaar fukki at Sénégal moo amagul ñaari bal ci kanamu Tahiti mi nga xam ne dugalul dara ñu ngi ci première mi-temps bi foofule ca Pologne daan ci dikkaat ci xibaaru tàggat yaram yi ak Abdou Diouf Junior quartier vert xibaaru alam yi ñu ànd ceek Youssouf Bodian li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye lii moo gën a fës ci xibaar yi nes ki suñu faram-fàcce ko RFM xibaaru bëccëg. jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi ki nga xamante ne mooy Amady Ndiaye moo nekk ci xarala gi Mamadou Amar Ndione ci kaddu gi gannaaw bañ leen nuyoo bu baax a baax rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média dañuy tàmbalee xibaar yi ak faat gi ñu faat Binta Camara ca Tambacounda jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gox ak goxaan yi moom nag yegsi na foofule ca kër ki nga xamante ne moom la ñu faat ci bi 15 heures daanaka jotee Omar Gueye nag andi njaalu gouvernement bi ci njaboot gi nga xam ne ñoom la tiis boobu lee dal yëkkati na ay kàddu tamit ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne xew na ñu déglu ministre Omar Gueye ci micro sunu naataango Moussa Omar Gueye. bi mbir mi amee wax dëgg yàlla képp kuy sénégalais métti lu nga tàmbalee ci jiitu réew mi di président Macky Sall fu métti yi toll fu mu mën a yem métti bu mel nii kenn mënu koo mesurer ndax ni mu demee moo tax looloo tax ñun ñëpp mbir mi def nañu tiis def nañu naqar mettitu nañ ko fu mettitu mën a yem moom mii nga xam ni ci kawam la dal ak njabootam yàlla dafa def ci décision président de la république mu boole ñu ma nekk ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire moom Malal nekk directeur général agence de développement local di def liggéey bu am solo mu ñëw ma fekk ko fi ko fay def ci ministère ñu koy seede fii mbokkam mi fi teew yépp di ko seedal monsieur le ministre Sidiki Kaba que Malal jàmbaar la liggéeykat la li ko président Macky Sall dénk ñu ngi koy doxal ni mu waree lii am nag metti na lool fu mettit war a yem ñu ngi koy sigil digaale moom ak njabootam ak soxnaam ak famille bi yëpp di ko jaale tamit monsieur le ministre Sidiki Kaba ndax lépp lu xew fii ci moom la dal man ñëw naa fi ay yoon ci yeneen ndomb tànk yi ma président dénkoon gis naa taxawaayam bu rafet fii ci Tambacounda ak li ko wër bu tàng xam lu dara mu ngi ci wetu askan wi mu ngi jàppale président Macky Sall. kooku moo nekkoon ministre Omar Gueye doon yóbbante njaal ci turu gouvernement bi foofule ca kër Binta Camara mi ñu fàttoon ayubés bi ñu weesu ñu wax ci Thione Seck Thione Ballago Seck nag bàyyi nañ ko gannaaw juróom-ñetti weer yoo xam ne nag caabi féete woon na ko ginnaaw moom nag waykat boobule tey tribunal correctionnel bu Ndakaaru dafa niilal topp gi ñu ko doon topp ci mbirum faux billets yi nga xam ne moom lañ ko doon tuumal juge bi nag jàpp ne ak yelleefu Thione Seck dañu ko sàmmontewul ak moom bañ koy teg loxo avocat am teewlu woon ba tax na nag ñu bàyyi ko fi mu toll nii tey ci suba sunu naataango Mouhamed Ali Mouba teewoon na ca tribunal. jubilé mën nañ ko wax Thione Seck xaarul génn palais de justice ngir wone kontaanteem mu nekk ci wetu avocat am yi nit ñi bëri ñëw encouragé ko félicité ko bi mu jëlee parole c'est pour wone ni moom dañ ko tooñ. du ma defar ko faux billet
xaw ma nu ñuy defar faux billet mësuma defar faux billet ànduma kuy defar faux billet sama yoon xaw ma sax naka ama machine bu defar faux billet. deful dara ay nit ñoo ko bëgg sàkkal pexe noonu sans pour autant joxe tur yi. ils ont bien préparé leur piège maanaam seen piège bi xam naa ne togg nañ ko bu baax ba mu ñor ndax ci li may liggéey lañ ko jaaral. ñan ñoo la bëgg a yàqal mais xaw ma ñan la. juge bi dafa sukkandiku ci procès verbal d'enquête préliminaire bi jóge ci gendarmerie dafa jàpp ni daanaka PV boobu baaxul ndaxte kii di Thione Seck ak ñoñam jotuñu leen défendre avocat yi assisté wuñu leen maître Bamba Cissé jàpp ni lii dina jàngal ñi bëri. waxoon nañ ko fi ci procès yu bari nit ku ñu jàpp dafa am droit une obligation boo xamante ni dañ ko teg ci kaw ndoddu kii enquête kii def l'enquête bi pour mu woo avocat bi wala pour mu ko ne en tout cas am nga droit am avocat te loolu comme defuñu ko juge bi annulé procédure bi yëpp. Thione Seck def na juróom-ñetti weeru kaso balaa ñi koy bàyyi liberté provisoire alay jiite moom mi ngi yoon ci kaso ba procureur am na nag possibilité ngir interjeter appel reprendre procédure bi toppaat Thione Seck nu mantamel verdict bi gulet la ndax ci affaire Khalifa Sall bi chambre d'accusation dañ ko saisiroon pour ñu annuler procédure bu meloon nii waaye dafa lankoon mu annuler benn partie procédure bi bàyyi leneen li continuer. jërëjëf Mohamed Alimou Ba ñenn ci ay avocat ñi nga xamante ne ñoo nekk partie civile maanaam ñu tooñ di avocat BCEAO jokkoon nañu ak kenn ci ñoom waaye li mu jàpp daal mooy xamaguñu ban dogal la ñuy jël gannaaw bi juge bi bàyyee Thione Ballago Seck. ak RFM kumpa jeex na. maa ngi leen ko doon wax ci njëlbeenu xibaar yi fii ci Sénégal lu toll ci 200 jàpp 400 jigéen ñooy am feebar bi nga xamante ni mooy fistule obstétricale at mu nekk fistule nag nekk feebar boo xam ne day jàpp fi nit ki di sawe mu metti lool tey nag journée bi ñu ko jagleel ci xeex feebar boobule tey lañ ko màggal rawatina nag ci gannaaw bi nga xam ne nag gouvernement bi am na makkaan di maison d'accueil boo xam ne nag daan nañ koy tabax ngir jigéen ñi am feebar boobule ñu mën leen a faj ba pare ñu mën leen a taxawu suñ ko soxla ministre de la femme moom moo jiite woon li nga xamante ne mooy cérémonie bi ñu déglu Salimata aw ma ñu fi teewaloon. jàngoro ji di fistule obstétricale mi ngi gën a feeñ ci dëkk yi nga xamante ni seen doole bariwul lim gi jéggi dayu loolee tax ba ñu war a def kem kattan ba yemale ko ba dootul am docteur Issa Labou chirurgien urologue ca hôpital général bu Grand Yoff. fi mu nekk nii njort nañu ne presque ñu mat 2 millions de femmes yoo xam ne ñu ngi ci biir àddina bi dañoo war fistule te fajuñu leen te année bu nekk mu am lu ci dolleeku mooy 50 000 à 100 000 nouveaux cas ñoom ñooy am chaque année. loolu dafa poser problème de prise en charge ñun suñu docteurs yi suñu wàll mooy jël jigéen ñooñu opérer leen pour ñu mën a retrouver seen dignité. Aïda Seck amoon jàngoro ji ñu opéré ko ma ngay topp paj gi ba léegi wante li muy laaj mooy ñu gën leen a taxawu. ñun li njëkk a nekk suñu problème mooy protège maanaam couche yi am na ñoo xam ni couche la ñuy jël pour mën si génn te benn couche bu nekk yaa ngi koy jënd 700 francs te chaque jour di nga si jënd 4 su dee comme sama genre yi jël appareil tey mi ngi jar 3750 li ñu bëgg ku ñu jàppale ku ñu mën a jëndal ay paquet couche parce que tamit mënuñu dëkk ñu ñuy may ay 100000 financement bi benn yoon lañ koy amu jeex. wooteeg wàllu goo xamante ni jëwriñ gi ñu dénk wàllum jigéen ñi nee na dina ci taxaw ndax loolee tax ñu ibbi kër gi nga xamante ni képp ku am feebar wala ku ko amoon di nga fa dugg xool naka ngay duggaatee ci société bi Ndeye Sali Diop Dieng. def na ci ay jéego nag li nga xam ne mooy perspective li ñu bëgg mooy fexe ba jigéen bu nekk Sénégal rek feebar ba dootu la dalati wala bu la dala ñu gaaw la jël en charge faj la ba nga mën delluwaat sa liggéey léegi li ci am solo mooy fexe ba jigéen ñooñu bu leen opéré par indiwaat leen centre Marfo pour seen convalescence mu indi leen tam ay projets yoo xam ne dañuy permettre ñu mën a am ay ressources pour mën jël seen bopp en charge. opération fistule nag daanaka léegi doo fay dara jigéen ñi nga xamante ni nag ñoo ko yor ni loolee dina gën a tax ñu sawar ngir dem ca paj ma wante li leen gën a metti te sonal leen mooy boddi konte gañ leen di def muy ca ñañu bokkal wala ci société bi.
Salimata jërëjëf centre national transfusion sanguine ñoom nag dañuy amal ay bés yoo xam ne liñ ci jublu mooy collecté maanaam gën a am wàllum deret ngir jàppale ñi ko soxla ni ki ëllëg nag lañ koy tàmbali ci ay gox ak goxaan yu bëree bëri ndax banque de sang bi lañ bëgg daal mu am bu ko defee nag buñ ko soxlaa rek ñu mën koo jëfandikoo professeur Saliou Diop mi nga xam ne mooy directeur centre national transfusion sanguine moo ko xamle. Dëwliñ du manqué fii ci Sénégal Korité ak Tabaski loolu nag ki ko xamle mooy directeur général bu Sonacos SA Modou Diagne Fada ni ki tey rek ci suba ma nga woon ca Hann Bel-Air ngir xool nan la société bi tëddee foofule Aji Maguette Ndiaye. mu di ab visite ngir saytu bërëbu liggéeyukaay ya Modou Diagne Fada di directeur général bu Sonacos. mooy chaîne bi fii ngeen ñëw nag tey mooy mujj chaîne gi parce que fii la ñuy raffiner huile brute bi fi lañ koy conditionné def ko ci carton def ko ci bouteille 1 litre 5 litres 20 litres dugal ko ci marché bi yaakaar naa ne dugg ngeen ci biir usine bi gis ngeen stock yi gis ngeen stocku arador yi gis ngeen stocku ñaani yi gis ngeen stocku niinal yi. ci visite boobu sax Modou Diagne Fada mi ngi dëggal màggataayu matériel de production ya waaye Sonacos mi ngi def kémtulaay kàttanam ci wàllum production. malgré usine bi matériel bi ni mu mel mais gaa yaa ngi góorgóorlu bay produire de l'huile et puis huile de qualité maanaam dëwlin bu nga xam ne ci dëwlin yi gën la bokk ay scientifique. fast track bi président de la république di woote Modou Diagne Fada moom la fas yéene appliqué ngir satisfaire population bi. te ensuite daañu gën a góorgóorlu seet nu ñu fexee ba produit bi jege waa Kaolack jege waa Ziguinchor jege waa Touba jege waa Ndar jege waa Louga jege waa Diourbel ak waa feneen ak feneen waa Sédhiou ak waa Kolda pour que sénégalais bu bëgg a dëwlin duutoo defati ay kilomètres ñëw ba Dakar. moderniser lii di outil de production ya ngir renforcer capacité Sonacos directeur général bu bees bi di Modou Diagne Fada mi ngi ci woote ndimbalu gouvernement bi. Aji Maguette Ndiaye ca booru université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ci suba tàngoon na lool diggante agent yi yore wàllu karange ju kudd ak jaaykat yi nekk ca booru université ba nii nag dañ ne woon dañ leen di jëlee ca barab boobu nga xam ne fa la ñuy jaayee waaye ñu ne du ci dal police moo mujjee ñëw Kumba Sanjaan Faye. table yu ñu dajjati ay mbuus ak i sàkk fu ne ku nekk ngay jéem a sowe li nga moom ab jaxasoo trottoir bi ñu ko yittewoo sax mujje wàcc ci tali bi di buuxanteeg woto yi ñu ngi ci avenue Cheikh Anta Diop lu farak daara ju kawe ji jàppante gu métti am fa duut ndongo yeeg takk der yi comme ni ñu koy faral di gisee ci bërëb boobee jaaykat yi yor seen table ci peggub taliba ñooy bañ ku leen fa jëlee. parce que doole la ñuy jaay nit ñi boo ñëw fekk leen fi ñuy liggéey nga leen di toroxal loolu moo mënoon. ay saaga wax ju ñagas di bàyyeekoo fu ne jaaykat yooyu jàpp ne ñoo ne ci dëgg daan seen doole rek leen tax di jaay ci kaw trottoir bi ñu yor seen tànk war a jaar te sax boobu lépp jëlee kenn da leen ko yëgalul. yoon mooy fii nii NDS la bokk bokkul ci bërëb ba benn kilifay kuddu teewu fa kenn it teewalu fa mairie bu Ndakaaru mi ñu ne moom la ñu àndal ci boobu lépp opération ngir féexal trottoir gi Demba Dang nekk agent de sécurité ca kuddu moo jiite loolee. directeur bu bees bi ñëw ne vraiment dafa bëgg façade université leer ba ku fi dugg xam ne fii mooy université Cheikh Anta Diop xëy tey ànd ak équipe de sécurité ñëw fekk leen dëgërpir leen. gannaaw ba ñu jàppante ci lu ëpp benn waxtu boobu lépp liggéey ngir jële jaaykat yi ci trottoir bi mujjee neen gannaaw teewaayub ci bërëb ba benn kilifay police yooyu lépp jaaykat jàpp tey ne am nañu ndam. reportage Kumba Sanjaan Faye jàngalekat yi ñoom jamono ji dañoo mer ba futtu ne ñu nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bii di ñëw daañu def marche nationale fu waaye toll da nga seen enseignants yi di ñaxtu waa G7 di kuréel gi nga xam ne moo ëmb juróom-benni kuréel yi ëpp solo ci syndicat jàngalekat yi ak waa SIENS di inspecteur de l'éducation nationale ñoom nag nee ñu daañu taxaw temb jàkkaarloog président de la république ndax yëkkati kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko feetu 1er mai bi passé ne moom mënul yokk salaire yi ne ñu nag daañ ko xeex ba fu mu mujj ñu déglu ci Abdou Fati secrétaire général bu SELS authentique bokk ci waa G7 waxe seen kaddu ñu déglu ko ak El Hadji Ndiogou Diène. fan yii yëpp ñu ngi dox di wax
dem gis syndicat yu am solo yëpp si dëkk bi syndicat yi nga xam ne ñëpp xamee nañ leen xeex syndicat yi nga xam ne ay góor a fa nekk pour que liggéeykatu Sénégal yëpp xam ni ñun syndicat yi bàyyiwuñu leen parce que chef de l'État premier mai am na ay kàddu yu mu teg sulu kaw loolu duñ ko nangu parce que ñun mënuñu di liggéey bolo di liggéey baabun di dundee mooy lan tey dëkk bi li mu am yëpp travailleur la ñan ñoo koy dundee politiciens yi casque bu ndaw di bambulaa di kononcé loolu day dakk également parce que travailleur u Sénégal yi ngay gis ni fii la ñuy toog couverture sanitaire bu doy amuñu ko fii lañ leen di déflaqué yi ñu ngi toog ay at kenn fayu leen fii ngay xool waa nettoiement bi ñu boddi leen bàyyi leen fële fii ngay toog gis travailleur yoo xam comme jàngalekat yi ay juróomi at la ñuy toog seen acte administratif seen acte reclassement tardé dëkk bi tamit la ñuy toog chef de l'État jël engagement ni su élection yi passé dinañu waxtaan mu am lu am solo comme système de rémunération bi mu bëgg ko teg ci suuf loolu nag duñ ko nangu tey suñu réew mi di glorifier alal ji ñu am ñun ñii ñoo ko ñàkk kon dañ ko war a partager équitablement de manière juste et bañuñu si nag ba loolu suñ ko passé weer bu ne wala ñaari semaine bu ne ñu am ñun travailleur goro Sénégal yëpp am fu ñu daje ne lii kat nanguwuñu ko parce que réew mi ñoo ko bokk nii la ñu bëgg ñu doxalee. RFM. La radio de toute l'actualité. ñu wax ci dialogue politique bi waxtaan yi nag ni ki ëllëg diggante ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñoo ko seq ak moom loolu nag daañ ci waxtaan ci TDR yi maanaam pàcc yi nga xam ne moom la ñuy teg ci taabal bi ngir mën a waxtaan ba juboo ci bokk na ci mbirum commission bi ñu wax ne commission cellulaire daañ ko teg ngir ñi nga xamante ne ñooy ku jegeek nguur gi ak société civile ñëpp mën a bokk waxtaan wi waa Front de résistance nationale di kuréel gu am solo ci opposition bi ñoom nag nee ñu daañu bokk ci waxtaan yooyu lee te ba léegi fi ñu ŋànk duñ ko bàyyi mooy ñu am commission boo xam ne ay nit ñu tëddee njaaxanaay ñoo koy jiite ñu déglu Saliou Sarr kenn ci waa Front de résistance nationale ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jéen danañ fa teew parce que front bi ministre de l'intérieur bindee lettre wax ni dafa doon invité parti politique yi ci bi li nga waxtaan bi nga xam ne ni président de la république bëgg na ko sumb pour ñu waxtaane ko problème mu réew mi moom mu ni moom moo yore affaire volet politique woote na si bi front bi déci bi réunion le 8 mai dafa waxoon ni waaw ñun de mosuñoo bañ waxtaan mbiru réew mi léegi nag nañu ko bind tontu ko pour wax ni ko waxtaan amul njariñ waxtaan bi am njariñ mooy loo xam ne ni dañ koy teg si yoon démb nag lay doog a tontu comme tontu na démb pour wax ni jot na lettre bi que nanu proposition yooyu ñu def nanu dem wax ko ci réunion bi mu convoqué àjjuma donc front bi dana dem ay ndawam daanu dem foofu incha allah li ni nar a waxtaane def ay jaamburu yàlla dañ koy taxaw pour ñoom maanaam diriger ko bu loolu amee nag beneen engagement bi mooy beneen li nga xam ne ni moom la opposition bi doon laaj mooy président de la république lu ñu fa jàpp mu jël engagement ni dana ko jëfe comme ni Abdou Diouf defoon 91 92 loolu nag yaakaar nañ ni nguur gi ñu ngi tànk yooyu. ñu wax ci politique ba léegi ak ñooñi Khalifa Ababacar Sall ne ñu amul benn deal diggante ñoom ak gouvernement bi te fas yéene ñu dox tànk yi ni mel ne ñu nag ci dialogue bi daañ ci tegaat mbirum Khalifa Sall ak Karim Wade ndax ñu mën leen a bàyyi seen affaire bu ko defee ñu bokk ci li tabax réew mi dégg ngeen ci Babacar Thioye Ba mi nga xam ne moo nekkoon RFM ganuk RFM matin ci sunu xibaar yi weesu Abdoulaye Bibi Baldé moom installé nañ ko ca boppu poste di kër go li nga xam ne fan yi ñuy dégg coow lu bëree bëri conseil d'administration bi nag moo ko installé cérémonie technique bi nag tey ci suba la amoon ca direction générale ba waaye nag li nga xam ne moo jëm ci passation de service suñuy xibaar yi ñu jot wax ne nag Siré Dia ak Abdoulaye Bibi Baldé daañu weccante lii di poste boobu nga xamante ne mooy directeur général bu poste niki altine bi ñu dëkkmal ñu ñëw ci yeneen pàccu xibaar bi gannaaw 16h tegal juróom fukki simili ak benn Abdou Diouf Junior ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Alaaji Amar. RFM Sport.
jërëjëf yaa oustaz Abdou Diouf junior ñu wax ci wàllu football. wàllu football waaw moom la ñuy waxtaane waaw ak coupe du monde bi ñi amagul ñaar fukki at Sénégal. moo amagum moo nekkagul ci kanam daal. Sénégal moom moo jiitoogum Amadou Sagna moo dugal ñaari bal ci première mi-temps bi jàpp leen ni simili bu njëkk bi ci la ñii di waa Sénégal dugal seen but bu njëkk bi Amadou Sagna kon moom moo dugal but bi ci première minute bi. bi ñu dawalee 29 minutes mu dugalaat ñaareelu bit bi kon jamono ji Sénégal moo jiitu daana gumbaat Tahiti ñaari bal ci dara ñu ngi ci mi-temps bi waaye li jara wax rek moo di ne ñu xaw ci def ndànk ndax Tahiti moom bokk na ci équipe yi gën a ñàkk doole ci boobule poule bu Sénégal ndax Nigéria ñu ngi fàttaliku ci atum 2009 moo daanoon Tahiti boobee juróomi bal ci dara ci beneen groupe bi groupe B bi jamono ji Mexique ak Italie ñu ngi def benn bal ku ci nekk moom la dugal moroomam ñu ngi jamono ji itam ca mi-temps ba léegi ci lu ñeel groupe bu Sénégal boobule Pologne ak Pologne mi nga xam ne moo dalal po mi ak Colombie 18h30 la ñuy daje jongante boobu nag su jeexee ci la ñuy xam ndax Sénégal mii ñu seetaan dëgg-dëgg li mu wone mën na jëm këram déet 16h la Mexique ak Italie tàmbali niki Sénégal mi nga xam ni moom moo nekk jamono ji di jongantek waa Tahiti. ci wàllu football ba léegi waaw demi-finale coupe de la ligue fii ci Sénégal ca stade Fodé Wade jamono ji ca stade Fodé Wade jamono ji ñu ngi football li nga xam ne moo di première mi-temps bi li nga xam ne moo di score bi xëy na ci kanam tuuti dinañ ci dikkaat score bi ci jamono ji ñu nekk ñu ngi ci première mi-temps bi mu ñeel kon demi-finale de la coupe de la ligue du ñàkk suñu amee suñu naataango yi nekk foofu dinañ wax score bi jamono ji ñaata la diggante Jàmbaar ak US Gorée donc waaw ci US Gorée kon ak Génération Foot jamono ji démb kon Génération Foot moom moo daan ñi nga xam ne ñoo di waa Jaraaf daal di dem final la lii nga xam ne nag waaw moom nag day dalal jeu de la plage ci weeru juin waaw ci jamono ji nag jàppale ne Sénégal moom li mu bëgg mooy fexe ba bokk ci boobule tournoi am na nag ay discipline yu bari yoo xam ne dinañu ca am bokk ci ñoom football lu plage ñu naan ko beach soccer Sénégal mi nga xam ne nag qualifié na ba noppi xëy na dinañu mën a bokk ci po moomee mu doon loo xam ne dina am solo lool ci ñoom dañ ciy déglu entraîneur bi Ngalla Sylla moom mi jàpp ne dina tax kon ñu mën a waajal bu baax a baax seen i jongante. boo xoolee ne tey jii nii dafa am compétition boo xamante ne tey dafa taxaw sanu kanam muy les Jeux de la plage bi nga xam ne Cap-Vert la am te ñaar ñi ñoo war a qualifier pour dem États-Unis donc loolu lépp dañuy permettre mu nekk buñ qualifier ñu nekk si sanuy continuer sanu préparation pour coupe du monde bi war a am Uruguay bi war a am Paraguay donc si loolu occasion boobu nag ñoom tey dañ ko bëgg a saisir parce que bëgg nañ dem Cap-Vert def fexe ba qualifier pour mën a continuer sanu match de préparation yi nga xamante ne des fois dañuy jafe pour ñu jouer match amicaux. mu ngi noonu Amar ñu wax ci afro basket ci wàllu jigéen ñi atum 2019. Sénégal moom daal dinay déposer candidature. waaw Sénégal moom dina nekk candidat nekk na ko ba noppi ndax fédération bi moom nee nañu déposé nañu seen candidature ba noppi ci taabalu ministère des sports loolee nag ñoom ñooy décider li nga xam ne ndax Sénégal dina ko mën a dalalam déet waaye jàpp leen rek. Sénégal moom am na ay jumtuwaay yoo xam ne mën na ko mën a organiser boobule championnat nga xam ne gagné woon na ko ci atum 2015 Sénégal mi nga xam ne dafay waajal coupe du monde bu 2019 ci wàllu góor ñi. moom dina nekk regroupement kon suñu ci ndorteelu ko weeru juin bi juróomi fan ci weeru juin ca centre bu Jàmbaar Tenerife danañ fa dem itam moom mooy dalal li nga xam ne moo di ñaareelu pàccu préparation bi laata publication définitive pour mondial bi nga xam ne mu nga war a am ca Grèce 29 au 7 juillet lay doon Amar. jërëjëf Abdou Diouf junior quartier vert xibaar alam yi ñu ànd ceeg Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. at bu nekk ngelaw bu bon bi dina faat lu jege 1 million nit ci àdduna bi ñi ëpp ñi muy laal mooy ñi nekk ci continent bu Afrique ñaan ceek leexal Abdou Diouf Junior. lim bu takku boobee te raglu organisation mondiale de la santé moo ko siiwal Charles Akong chargé de la promotion de la santé environnementale bu bureau régional bu OMS fii ci Afrique. 9 out of 10 people
in the world breathe. ci fukki nit yoo jël ci àdduna bi juróom-ñeent yi ngelaw bu ñuy nooyi baaxul dara lu jege 1 million nit ñu ngi faatu ci àdduna bi li ko waral mooy pollution bi. am na pollution boo xamante ne suñu biir kër yi lañ nekk boobu sax moo gën a faat nit ñi ndax dina faat 700 000 nit at bu nekk. lu jege 700 junni nit tamit dañu faatu te pollution bi nekk ci biti moo koy waral Afrique nag soo ko mëngalee ak limu nit ñi fi nekk mooy continent bi nga xamante ne moom la mbir mi gën a laal. On a per capita basis, Africa is the most affected in terms of air pollution. am na ay déggoo yoo xam ne ci diggante réew yi ñu ngi koy amal ci lu jëm ci wàllu qualité ngelaw li waaye nag duy réewu Afrique yëpp ñoom ñoo ci yem dayoo ngir mën a def ba lépp yemoo CEDEAO am na benn tàggat boo xam ne mu ngi koy amal suñu sukkandikoo ci chef de la division environnement et changement climatique bu commission bu CEDEAO Bernard Kofi lay wuyoo. On va présenter aux participants les outils pour le faire. dinañu présenter participants yi jumtukaay yi nga xamante ni ñoom la ñu mën a jëfandikoo ngir natt ngelaw bi nan lañ koy defee ak équipement yi ñu koy defee lan lay jar dinañu xool tamit ban xeetu lëkkaloo lañ mën a def ngir gunge réew yu bokk ci CEDEAO ngir ñu mën a jënd équipement yooyu ne gunge leen tamit ci ay projets yoo xamante ni dañ koy amal ci lu yàgg. am nap ndajeb tàggatu boo xam ni mu ngi am jamono ji ci Ndakaaru ay agent yu jëwriñ yu ñu dénk wàllu alam gi ak wàllu wér-gu-yaram waaye itam ay municipalité yu réew yu CEDEAO ñoom ñoo ci bokk. Abdou Diouf Junior di ay réew yoo xamante ni mun nañoo sukkandiku ci Sénégal mi nga xamante ni am na juróom benn station fixe ak ay laboratoire mobile ngir natt qualité air bi directeur général adjoint bu environnement ak établissement classé di Cheikh Fofana. fii Sénégal am nañ benn centre boo xam ne bés bu nekk mu ngi saytu maanaam qualité de l'air bi muy centre de gestion de la qualité de l'air bi nga xam ne mu ngi nekk ci biir direction environnement ci biir ministère de l'environnement mais également di rafetlu ndaje bi ñu fi ndaje ndaxte ñu dëkk yi ñu fi daje yëpp ñu ñëw si xool lan la Sénégal def pour ñoom ne ñu sottantey xalaat pour ñu ñëpp ñu xool li Sénégal def nan lañ ko mën a fulale mais tamit xool nan lañ mën a def ba nga xam ne ci biir espace CEDEAO bi dañ mën a jokkoo ba nga xam ne dañ mën a toppatoo ni mu waree maanaam qualité de l'air bu ñu jéggee centre qualité de l'air bi dañuy xool lépp li nga xam ne moom moo mën a indi pollution ñu xool nan la ñuy def ba wàññi pollution boobu trafic automobile si la bokk usines yi si lañ bokk booy xoolee tali yi dañ ciy def ay plantation arbre également mu ñuy fas yéene def dina wàññi lu bëri également saxaar si nga xam ne mooy génn ci oto yi di indi ay loraange. ngelaw bu bon boobu la nga xamante ni mu ngi ci jaww ji tax na suuf si gën a tàng ngir wàññi li ni mel ñu sànc ay marché carbone nan la ñu mën a def kon ngir mën a bénéficier li ni mel loolu lañ doon waxtaanee ci ab session d'information bi ñu amal ci Ndakaaru Ousmane Fall Sarr moo jiite comité national changement climatique bu Sénégal. Accord de Paris dafa am ay dispositions yoo xamante ni prévoir na ko pour que lii ñuy tuddee mécanisme de marché wax marché wax jënd ak jaay li ñuy jaay ak li ñuy jënd mooy lan mooy loo xamante ni mënoo ko teg bët mooy carbone bi ñoo xamante ni am nañu projet boo xamante ni dafay contribuer ci xeex changement climatique ba noppi di permettre sa réew suqaliku développement bi gën a jëm kanam mën nañu am possibilité di jaay loolee ñuy wax crédit carbone pour mu mën a nekk nag dafa am ci ay anam yoo xamante ni moom lañ ko war a defee accord de Paris daf koo tënk wax ni nii ak naa lañ koy defee mais dans les détails jotaguñ koo tëral ba mu leer nañ te loolu pour que ñu mën ko def il faut que dëkk yëpp ànd ci am lu ñuy wax consensus maanaam ñu d'accord ci Sénégal nag jot nañ fi am ay projets yoo xamante ni jotoon nañ koo développé jotoon nañ ko enregistré ba nopp ba jënd ak jaay sax commencé ci am waaye ndegam nag projet yooyu ñi ngi ko defee woon ci régime bu njëkk ba maanaam li ñu doon wax protocole de Kyoto te léegi ñu ngi jëm ci accord de Paris projet yooyu naka la ñuy jugee ci régime bu njëkk ba dem ci régime bu bees bi loolu problème la te loolu il faut ñu waxtaanee ko wax yan jumtukaay la ñu war a am ak yan tëralin yu bees la ñu war a teg ci dëkk bi ngir nit ñi mën a xam li xew ngir mën cee ànd ñu mën ko def sans benn problème loolu nag moo waraloon tey ñu woo acteurs yi nga xamante ni ñoom ñëpp xëy na am nañ ci ay projet wala am nañ yéene développer ay projet ñu wax leen li nga xamante ni moom la accord de Paris prévoir ci la ñu war a tënku ngir mu ñu mën a dugg ci mbirum jënd ak jaay moom nga xamante ni accord de Paris prévoir na ko. Ousmane Fall Sarr jiite comme nag mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. RFM nit yi yéen kaay yi
Savon de Marseille Alphé, fabriqué à partir d'huile végétale 100% naturelle, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel, enrichi à la glycérine et aux minéraux marins. Savon de Marseille Alphé dafa di saabu boo xam ne kat dañ ko defaree huile végétale à 100%. saabu boo xam ne ñépp ko bëgg boo ko sangoo ba noppi soxlawul ngay diw sa yaram day set wecc ba noppi di nes-nesi lépp loo xam ne da di impureté bu nekk ci sa der da koy dindi ba noppi dañ ko recommandé pour nag ngay koy fóotee tamit li nga xam ne moom moo di yëre bébé yi. Savon de Marseille Alphé bàyyiwul dara xet gaa neex. Savon de Marseille Alphé c'est le compagnon idéal pour l'hygiène corporelle de toute la famille hypoallergénique. ku bëgg ci savon Alphé yi wooteel ci 78 111 96 96 savon Alphé moo leen di may seen revue de presse. L'eau multimédia, spécialiste dans la vente de matériel informatique, électronique et multimédia, vous offre un large choix d'ordinateurs, ay imprimantes yi ngeen bëgg yépp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yépp lépp L'eau multimédia am na ko. L'eau multimédia, spécialiste la ci informatique, bureautique, divers matériels réseau ak yeneen i accessoires ci ay njëkk yu xarañ. Achetez en ligne via notre site internet www.leaumultimedia.com et profitez de la livraison gratuite dans la région de Dakar. L'eau multimédia, 27 avenue Émile Badiane, angle Paul Hall Dakar. Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion. L'eau multimédia moo leen di may seen revue de presse. Active Long Paris, le spécialiste des traitements de cheveux avec les laboratoires Labomed. La gamme junior xale yi dañu war a toppatoo seen karaw bu baax. Active Long Paris dafa defal xale yi seen gamme mu am shampoing démêlant kit junior am tamit pommade junior waaye it la gamme Active Long adulte, le shampoing karité, jojoba, coco, résine et aussi le kit adulte super régular, les ampoules pour la longueur, résine et démêlant. te nag bu leen fàtte les masques Active Long Paris. yéen ñëpp yéen a ngi koy jëndee en gros ci 33 822 99 17 wala 77 815 20 20. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. li ci yéen kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kaddu yu bàyyeekoo démb ci xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom la yéen kay xëy di passante. L'Observateur nañu ngir lu saafara xew wi ñu nemmeeku ci réew mi mu di ray yeek ñi ñuy siif ak càcc gi fi am ci réew mi. Xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou fàttali na jullit yi li l'islam digle ci lu ñu mel mu di ku rey nit te tey ko ñu rey la te kookee ëllëg yowmal xiyaam sawara mooy këram. ñii sàcc xalif bi ne li alxuraanul karim wax ci ñoom mooy ku sàcc ñu dagg sa loxo. L'Observateur nañu loolee ay kàddu la yu bàyyeekoo ci Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadar mi porte-parole moo ko doon jottalil démb. La Tribune nañu bakkani doomi aadama yi rot ci réew mi Touba yëkkati na kàddoom di ko ñaawlu waxit li ci l'islam santaane mu di ku rey nit te tey ko nañu la rey. kàdduy sëriñ bi yooyee moom la réew mi quotidien xëye ci xëtamu njëkk. Le Quotidien moom it xëye ko ba tuddee ko le réquisitoire de Bass. Cheikh Bass Abdou Khadre ci kàddu yi mu jottalil xalifa général des Mourides Vox Populi nañu bokk na ci li mu wax ne yàlla sunu borom nee na ku faat benn bakkanu doomu aadama mel na ne faat nga àdduna te nit ki bu ko leeree ne bu rayee te tey ko dañu koy rey kookee du xalaata rey mukk. Vox Populi nañu bu weesoo loolee xalif bi sàkku na ci kilifa yi jiite réew mi ñu waggar ci kaaraangeeg askan yi bu baax a baax. Enquête dina kay nañu discours bu am doole kàddu yu fort moom la xalifa bi yëkkati jëmee ko ci fitna ji ñu nemmeeku ci réew mi te mu dem bay bëgg a ëppi loxo nee na bu ñu umpale mukk ne bakkana doomu aadama ak bu mu ci mënti doon dafa am solo. Sud Quotidien nañu jëfi ñaawteef yi am ci réew mi rey yeeg yakkataan yi maanaam viol yi coowal peine de mort bi ñu fay waxtaane fan yi yépp suñum réew di Sénégal ma ngay wër yoon wa. La Sénégal nañu Sëriñ Muntaxa wane na yoon wa nee na charia bi rek ndax ku mu fi leer na boo rayee nit te tey ko dañu lay rey kookee bala muy rayee dina ko xalaat. Xalifa bi ñaawlu it bu baax a baax li xew ci réew mi. Soleil national lañu foofee mook njiit réew mi Macky Sall ñoo fa bokk yëg-yëg ñoo fa bokk gis-gis. Ubbil journal bi wàllum délinquance gi ak ni mu wulee ñaay ci réew mi bakkani doomi aadama yi rot ci réew mi ak accident yu bari yi am ci réew mi njiit réew mi Macky Sall xam leen ne dinañ ci amal ab conseil présidentiel ngir xool nan la ñu mën a def ba taxaw askan wi ak seen alal ci wàllu kaaraange. Démb la ko xam ne ca ndajam conseil des ministres ma Pape Alioune Fall di waa ji ñu ne moo rey Binta Camara ca Tambacounda Les Échos nee nañu dóor nañu ko mandat dépôt bi démb. Vox Populi nañu ca kaso bu Tamba fa la fanaan
démb fanaan na fa guddeem gu njëkk. Vox Populi nañu ca kaso bu Tamba fa la fanaan démb fanaan na fa guddeem gu njëkk. Le Quotidien dolli ñu ci ne moom Pape Alioune Fall tey jii ci alxames ji ci la war a jàkkaarloo ak juge bi anki dina kay nañu te nag su moytuwul sambar criminel la jëm fa la ñu ko nar a yóbbu attee ko fa ki xamul fu ñu koy atteeg nu ñu koy attee mi ngi ci l'Observateur moo di Ousmane Mbengue mooy waa ji doon wax ci internet bi naan dañoo war a rey jigéen ñi ndax ñu wàññeeku ndax bu ñu wàññeekoo problème yi wàññeeku l'Observateur ne nañu moom ay problème am mi ngay gën di yokk Ousmane Mbengue ma nga ca loxo yoon ba léegi ak njabootam di xam ne ci xët mu njëkk l'Observateur ne Ousmane Mbengue àndul ak xelam bañ na ko ba da doon faju feebaru xel déception yu mu am ci wàllu mbëggeel moo waral mu aynal jigéen yi mbokk yi ne amoon na ay jamono sax dafa naroon a xaru xobu xël romb na gémmiñu tef yëral xët mu njëkk Source A li journal bi di laaj moo di responsable APR di parti Macky Sall bi ana lan moo leen dal ne ginnaaw responsable APR ya ca France ak la ñu defoon mu di Macky Sall joxoon leen xaalis ci campagne bi ñu détourné ko jalgati ko ba président Macky Sall daloon ci seen kaw waxoon leen lu nekk yéenekaay bi nee nañu responsable APR ya ca Mauritanie def nañu lu joggati loolee direction des Sénégalais de l'extérieur APR bu Mauritanie ñoo fekk benn oto bu Macky Sall jëndoon ci jamonoy campagne bi joxoon leen ngir ñu ko doon campagne oto boobee président Macky Sall jëndoon moom la ñu jël jaay ko Source A nañu lii nag mooy xalaas. Mamadou Mouhamed Ndiaye fii la ñuy yem ci xibaar yi laata ñuy tàggoo ñu fàttali leen li ci gën a fës. Mamadou Amar Ndione. Oumar Gueye ma nga woon ca Tambacounda ca kër Binta Camara mi nga xamante ne ayu bés bi passé lañ ko faat ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale yi neen dina jàllu gouvernement bi ba pare tamit ñaawlu jëf ji nga xamante ne moo xewoon foofule ca Tambacounda. Thione Seck bàyyi nañu ko niki tey erreur la ñu def ba ñu koy jàpp ndax avocat am teewul woon tribunal correctionnel bu Ndakaaru nii la na topp yi nga xam ne moom lañ doon ko topp waykat boobule ci wàllu mbirum phobie diggante ñaari téeméer jëm ñeenti téeméeri jigéen at mu nekk dañuy am feebar bi di fistule obstétricale fii ci Sénégal mu metti lool gouvernement bi ba tax nag da am na tabaxam makkaan boo xam ne dañ ci fecc jigéen ñooñu leen di leen toppatoo ngir seen wér-gu-yaram gën a ñoŋ dëwliñ dana am bu doy ci korite gi ak tabaski directeur général bu Sonacos SA moo ko xamle Modou Diagne Fada ma nga woon niki tey ci suba ca Hann Bel-Air ci société boobule daal di nemmeeku nan la liggéey bi tëddee coupe du monde U20 Sénégal dugal na léegi ñetteelu but 3-0 la Sénégal amagum ci kanamu Tahiti ñu nekk ci deuxième mi-temps bi foofule ca Pologne Abdou Sagna moo dugal ñetti but pour Sénégal ñetti yëpp moom moo ko dugal Abdou Diouf Junior ànd nañ ceeg moom ci xibaar yi tàggat yaram yi quartier vert xibaari alam yi ñu àndoon ceeg Youssouf Bodian li ci yéene kaay Mamadou Mohamed Ndiaye ci xarala gi Amady Ndiaye Mamadou Amar Dione moo nekkoon ci kaddu gi